salaamaaleykum mbokk internet igfm.sn tey dañoo mbégte contenté ñëw fii nga xamante ni moo di Nord Foire nekk ak kilifa kër gi donc nekk na koo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal donc tey comme ni ngeen ko gisee fii la ñu ñëw avec sa petite famille mu accueillir ñu ndogu bu neex macha allah. donc tey occasion la ñu indil leen ko mu waxtaan ak yéen ci journée koor gi nan la koy passé et tout Salimto bi nga xamante ni mi ngi def buzz sur la toile donc mélomanes yi bëgg nañ ko torop donc loolu yëpp tey di ngeen xam lan moo waral Salimto ses relations ak Serigne Abdou Karim Mbacké donc loolu yëpp tey dinañ ko waxtaanee fii si émission bi donc kilifa di kontaan si dalal bi ñu dalal fii di la wax nga nuyoo ak internet yi si dara. asalaamaaleykum maa ngi kontaan ci dalal leen. IGFM, un site très professionnel. C'est pas parce que ma femme c'est une chérie, mais c'est juste qu'elle fait son travail bien. Parce que c'est pas facile de se déplacer tout le temps, di fekki les gens pour di leen interviewer et puis di créer des concepts yoo xamante ni c'est osé. Parce que par exemple venir passer un ndogu avec une personne. yombul du ñëpp lañ ko mën a accepter quoi donc sant yàlla aussi tamit je trouve pas que ni am na danger wala lu ci nekk parce que au-delà de li ñu doon nous sommes des êtres humains et on est suivi par beaucoup de gens donc il est bien des fois qu'on partage un peu de nos privés avec les Sénégalais donc looloo tax ma adhéré ci concept émission bi et j'ai accepté l'invitation maa ngi nuyu mbokku internautes yi di nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi scotché ci site IGFM di leen wax dal leen ak jàmm. d'accord di kontaan vraiment ci dalal bi gis nañ sama chéri Chacha def na ba mu baax kontaan nañ trop ndogu bi neex na mais lekk na lépp bàyyiwul dara dañoo invité ba pare lekk lépp. man comme li may wax non mais attends. maa ngi gëj a lekk depuis 6 heures du matin. léegi da nga ko bëgg a récupérer yëpp. je mange damay coow j'avais faim. ma gis lekk ba pare yàlla ordonné ma pour ma lekk damay lekk. c'est juste ça damay lekk je mange à ma faim. non mais damay tooñ rek affaire yi neexoon na macha allah donc ñu gis ne que journée bi comme ni nga ko waxee doo lekk doo naan da ngay toog nan ngay passer sa ay journée. ci laay gën a mouvementé. ci laay gën a actif. ci laay gën a nekk ci mbedd mi d'ailleurs damay yegsi rek presque ay 30 minutes ci ngeen di yegsi parce que maa ngi woon ba côté ñàgg yooyu j'ai des sites là-bas j'étais avec des clients dem wan leen présenter leen ko affaire yooyu donc ci loolu laay nekk des fois aussi ma am ay clients yoo xamante ni dañuy bëgg a jënd oto comme man moom à part la musique je suis dans mon business parallèle alors donc j'ai une journée très active très mouvementée. bon maa ngi sant yàlla maa ngi koy taqale. maa ngi sant yàlla bu baax sax maa ngi sant yàlla maa ngi koy taqale. waaw. ok donc ñu gis nga génne li nga xamante ni moo di Salimto donc ñu bëggoon xam pourquoi Salimto ak fan la jóge. bon le titre c'est xarnu bi. mais le refrain c'est Salimto. bu la neexee aussi tamit mën nga ko tuddee Salimto comme mën nga ko tuddee xarnu bi Salimto benn bayit la bu nekk ci xasida pourquoi le nom xarnu bi booy xool dama jël Salimto benn bayit bi nga xamante ni dafa nekk ci benn xasida bu ñu naan midaadi xasida Serigne Touba Salimto minal axdaari turan maatuja li rabbil wa baabula lam yàkku murtaja Serigne Touba di ci wax ni jéggal mucc naa ci bépp pexeb noonu te làqatu naa ci wetu yàlla mi nga xamante ni ubbil na ma ay buntam te du ko tëj ba mukk mu nekk bayit boo xamante ni ay ngëneel ay tawféex daf ci nekk biñ fiy nekk ci bekkoor Sénégal taroon lool Alaaji Fàllu Mbàkke di waajuru sama wasila Cheikh Abdou Karim Mbàkke digle woon ko ne lii de buñ koy jàng ci réew mi naataange dina am buñ koy jàng ci réew mi sutura dina am teraanga dina fi wàcc ñàkk gi dina gàddaay période boobu ki ñuy wax Serigne Moussa Ka bokkoon ci cheikhu Serigne Touba yi bindoon benn wolofal bu tuddoon xarnu bi doon ci wax que ni
di ci wax comme sëriñ bi ñoo ngi lay ñaan ngir nga wëlbati sa masque, sëriñ bi ñoo ngi lay ñaan ngir nga get suñu sëriñ bi sonn nañu lottu nañu ñu ngi lay ñaan nga wax ngën gi mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax yàlla suñu borom mu wàcce fi xéewal wàcce fi naataange. xam nañ ni lii ñu nekkee ni mbugal la boo xamante ni yàlla moo ñuy wan boppam ndax suñu bàkkaar yi ñu dëkkee yàlla moo ñuy wan boppam ndax ñaawteef yi ñu dëkkee waaye rëccu nañu te bés boo ñu joxee li nga xamante ni boo waxee ba yàlla suñu borom jox ñu lim ñu joxoon dootuñu def la nga xamante ni defoon nañ ko ba mu piñu ñu donc mu nekk ñaar ñoo xam ni dafa kii dëppoo ma jël ko ñu toll ci jamono joo xamante ni ñaawteef bëri na jamono boo xamante ni defante lu bon bari na yéenante lu bon bari na bàkkaar yi bari na ñuy dund loo xamante ni peut-être ñun ñi nga xamante ni dañoo nit ñi xam nañ ñu mën nañ ko comprendre parce que ñun la ñuy intercepter ci mbedd yi di ñu ñaan ay 100 francs di ñu ñaan ay fukki dërëm di ñu tàllal ay ordonnance di ñu wax ni dama bëgg a suul sax sama néew mais awma lu ma jëndee percal donc mu lay won ci tolluwaayu jamono ñun ñooy xam ki ñàkk dépense ñun ñooy xam ki bëgg a faju parce que dañu koy yaakaaree dañ naan borom tur la mu ngi feeñ télé donc mbégte la du mbégte parce que léeg-léeg mu fekk la foo xamante ni yow sax laa la wax bàyyi woo dépense sa kër mais nga am naqaru doo mën a faj soxlay doomu aadama boobu mais des fois sax ni am na bërki démb dama génn ci brioche bi jënd lu ma xëddee wallahi lazim bi ma génnee benn paa ñëw ne ma mon fils je voulais juste un billet pour lu ma xëddee ma ne ko góor gi maa ko leb ba suba mu ne ma nangul naa la ko mais je sais qu'il t'en reste un billet ma ne ko allahu axlam yàlla xam na mais bon duñ c'est compliqué alors yooyu yëpp ñu koy kii nii ñu ne comme dañ doon contester saa su nekk dañ doon revendiquer pour le peuple saa su nekk cette fois-ci est-ce que duñu wax ak yàlla suñu borom ñaan ko mu wàcce xéewal ak naataange ci dëkk bi ba nit ñi jóge ci li nga xamante ni tartar bi ñu nekk di ko dund waxaale ci aussi mu amaale message bu nekk ci biir mooy que ni bu ñu bàyyiwul li ñu nekk di def yàlla du jóg ci di ñu punir li ñuy dund nii c'est une punition pour moi te du lenn lu dul li ma wax ci début bi ñaawteef yi bàkkaar yi toppatuñu yàlla comme ni ñu ko war a toppee ma tànn le moment bi nga xamante ni xel yépp métti dañuy dem ci yàlla muy le mois de Ramadan ma ne xaaral ma profité pour jàllale sama message ci période bi ñu xam ni yàlla du koo xamante ni dañuy toog ci at mi rek ñu ne benn weer lañ ko ciy lañ ko ciy jaamu benn weer lañ ko ciy faale wala benn weer la ñuy nekk ci ay digleem bàyyi ay tereem c'est en plein temps jaamu yàlla c'est en plein temps lu ñu war la surtout un pays comme le Sénégal dëkk boo xamante ni fi la Serigne Touba tëdd dëkk boo xamante ni fi la Maam Alaaji Malick tëdd j'en pense ak beaucoup ñëpp ñi nga xamante ni ay nitu yàlla lañ dañuy wër dañuy génn dem nañu ba Jérusalem julli fa ci jàkka ji nga xamante ni fa la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiitee woon kulli prophète muy Baytul Maqdis donc on a eu cette chance xam nañ ku ci nekk fi la diine toll ci àdduna bi mais li ma gis ñu am ko ñun Sénégal bu ñu ci defoon tuuti góorgóorlu raxas xol yi yàlla sunu borom dina fi wàcce naataange bien vrai que on a des hommes politiques yoo xamante ni ils sont médiocres et tout mais bu ñu dëggu woon gëm suñu bopp gëm Sénégal gëm nos prochains surtout doomu aadama wallahi dinañ ci génn mais le problème en est que loolu moo ñu sonal. moo fi des. d'accord pourvu que loolu yëpp comme ni nga ko waxee message bi xam naa ne que nit yi dinañ ko déglu bu baax comme ni nga ko waxee sànq dañu nekk ci période bi nga xamante ni ñaawteef yi bëri nañ ñu ngi boom nit yi ñu ngi leen di violer et tout. yow en tant que porteur de voix phénomène boobu noonu nan nga koy dundee. c'est-à-dire loolu lu ma condamné la amul explication kenn mënu ko expliquer. c'est loo xamante ni xel sax warul toog di ko xalaat surtout nag ci ñi koy jëmale c'est vrai que on agresse des hommes c'est vrai que ñu ngi assassiner des hommes mais ci jigéen ñi la ëppee jigéen ñi la ñu jàpp di violer jigéen ñi la ñu jàpp di leen assassiner alors que gis nga dëkk bu ñuy toroxal jigéen yàlla daf fay wàcce mbugal loolu man maa ko wax parce que kaay ma wax leen tey li yàlla def ci jigéen
loo xamante ni saayir loo xamante ni lu feeñ soriwul jarul sax tu n'as pas besoin de chercher loin tey jii ki nga xamante ni moo gën ci ñun muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen moo ko ëmb jur ko te ci ëmb bi damay ñëpp xam nañ li nekk ci ëmb wala jigéen ñi may déglu xam nañ li nekk ci ëmb kon kooku ban maqaama la am ki nga xamante ni tey jii moo ñu bëri ñoom la ñu yaakaar fii muy ay Cheikh Ahmad Bamba ak ñeneen jigéen ñoo leen ëmb jur leen tette leen ba ñu toll ni ñu toll ba yàlla di def ci ñoom la muy def ci ñoom ñu taxaw te àdduna di ko contrôler tey jii jigéen ñooy nekk suñu soxna yi ñooy nekk soxna prophète yi ñooy nekk soxna ñu baax ñooñu ñuy wax tey jii lu bari jigéen ñoo koy régler ci société ñooñu bu ñu leen wormaalul suturaaluñ leen téyewuñ leen nuñ leen war a téye dëkk boobu yàlla daf fay wàcce mbugal saa su ne donc c'est un message que je lance à tout homme respectons nos femmes aimons nos femmes suturaal leen suñu jigéen ñi yërëm leen suñu jigéen ñi gën leen a jàppale muñal leen c'est vrai que des fois nga dañuy pousser le bouton mais toujours nañuy garder maîtrise u bañ leen a topp parce que buñ ca jógee pare nañ ca mais dëgg la sikk nañu bëri nañu affaire mais ñu baax lañu man loolu kese laay retenir loolu kese laay jàpp ci jigéen mooy ñu baax lañu parce que ëmb ak ni mu mettee ku baaxul mënuloo ko yaatu nañ ñooy uuf ñooy dajale xale ak yow man tey jii bu ma li may bëgg doom su ma solee lu weex rek des fois damay xaw a moytu sama doom ma ne man maa ngi kii de mais la maman lijjantiwul loolu la ñuy wax ne nag jigéen bala ngay xam ne que kii jaboot la sax mu am doom parce que xale dina la saw lijjantiwul instant yamu solo yére lu mu riche noonu lay xëccu doom ji ak tilimaayam uuf ko génne weenam wa jox ko kon kooku tabaar fakal la macha allah ñu ne mënul jiite réew te mooy jur ki nga xamante ni mooy jiite réew du jiite ci jumaa ja te mooy jur élimaanu jàkka donc yu bari daal di ko rappeler waat nit ñi peut-être buñ ko fàttee même s'ils sont psychopathes nañ ko jëmale ci ñeneen comme dañoo feebar je dis à personne de tuer une mouche mais lillahi wa rasuli bi sabilillah jéggi leen jigéen ñi parce que la femme elle est faible peine de mort yow d'accord ñu bu ñu mënoon a am lu raw peine de mort parce que fekk bakkan ak ni mu toll nit ku xamuloo lan lay bàyyi tey jii je vais prendre peut-être l'exemple sur benn tey jii man xam naa complice ni nga mel ak sa doom wala sama jabar ni mu mel ak ay doomam nga ñëw jëlee ko fi mais tu vas fatiguer son enfant di nga sonal doom jooju donc il faut que ñu bàyyi xel ci yi ñuy def donc bu ñu amoon lu raw peine de mort pour une correction sévère ba nga xamante ni kenn dootul xalaata sax rey yoo waxatuma la bay rey nit à plus jigéen non dañ ko war a appliquer yàlla nañu yàlla sàmm lañu suñu njaboot ñun ñëpp donc ku ko dégg tey muy wax nga xamante ni que xol lay waxee mu nekk nit bi nga xamante ne dafa fonk jigéen ndax fu mu toog mi ngi koy wax di wormaal jigéen te loolu dafa am solo ndax nee nañ boo fonkee jigéen dalay yokku donc kuy toroxal jigéen doo egg fenn ñu gis ne que aussi tout le temps dañ lay gis en tant que activiste booy wax yaa ngi waxee xol waxee dënn ak yooyu mais tey dañoo jël casquette activiste bi teg ko ne indi Papa Poul parce que gis naa ak ni nga may sa njaboot nit yi naan da nga romantique et tout nan la kilifa di dundee ak doomam yi son épouse ak yooyu waaw mais ni may dundee comme toute personne normale booy xool des fois li may agité sax li tax may agité su ma génnee par exemple di xeex yi pour une cause je m'oublie dama naan je me bats pas pour ce combat c'est pas pour moi mais c'est plutôt pour mes enfants et quand je me donne pour mes enfants du ma ci am sago mooy waral lu ci bari ñu may gis may demee fët parce que Fama nous avons hérité d'un pays boo xamante ni je ne vais pas dire que nos papas étaient dañu toogoon di xool affaire yooyu peut-être ils n'avaient pas compris dañ la daan wax naan la lan njëriñ la nga fekkee ku ci nekk xool noo sàmmee sa njaboot
noo ci génnee am kër dugal ci sa njaboot sauver leen pour ñoom dañu foogoon loolooy sauvetage. xamuñu woon ni àdduna day dox affaire yi di màgg muy évoluer ñeneen ñi di ñëw espace di gën a ñàkk nit ñi di gën a soxla leneen. alors ñun bi ñu ñëwee ñu gis ni que ni l'erreur bi nga xamante ni moom la suñu papa yi defoon ñun on n'a pas droit à faire cette même erreur. quoi mooy jiital suñu bopp fàtte la génération future sénégalais boo ko waxee lan la lay wax njëriñ la nga fekk yaa ngi dem ci xeex ci loo xamante ni ñi ngi koy xeexal jaruñ ko. c'est pas parce que ñi ngi koy xeexal jaruñ ko et képp ku foog ni man xeex bi may xeex pour yow la tu te trompes. moi je me bats pour la génération future. Exactement. pas pour cette génération. mais nos enfants nos petits-enfants ñoom ñi nga xamante ni ñooy ëllëgu Sénégal. on ne veut pas que demain ñoom bu ñu demee ba am âge yu ñu am ñuy envier le français ba mu leen di tax a jël gaal di traverser di ci ñàkk seen bakkan di leen envier bay dem ci seen dëkk yi ñu leen di xool bëtu dëkku leen fi di leen tooxal ñuy daw di làqatu ci suufu métro yi di fanaan ci mbedd mi di lekk ay décit ñun bëgguluñ loolu suñu ay doom donc le combat qu'on est en train de faire c'est pour nos enfants moo tax ma ci demee ak benn fët bi nii benn kii bi nii mais je suis une personne normale boo xamante ni comme ni nga ma gisee j'ai une vie comme tout le monde j'ai ma femme j'ai mes enfants maa ngi fexe tout le temps nekk en communion ak ñoom fexe booy yi am benn complicité ak ñoom je prie avec eux ku góor ki damay jullee ndoog moom waxtu yépp parce que loolu la ñu am aussi ku ko ñàkk rek mooy waral yu bari mais diine boo fexee ba mu des ci sa ba mu ancré wu ci sa doom rek sauvé nga ko à 80%. bu nit bu amee diine rek dina ko muccal ci yu bari. c'est vrai. parce que phénomène yi ngay gis ni yëpp yu bari ñàkk diine daf koy waral. boo ñàkkee diine doo tiit doo ragal doo xof. boo ñàkkee diine doo maandu. boo ñàkkee diine doo doylu. maanaam boo ñàkkee diine da ngay ñàkk lépp luy qualité dara dootoo ko am. kon boo fexee ba inculquer ci sa ay doom diine loolu sauvé nga leen à 80%. donc ak lan jéem a toog lekkandoog ñoom ñu xam luy partage. bu ñuy taamu ne ma bu ma naan papa lii laa bëgg ma ne ko lekkal li nga gis. xamuloo nan laay def ba koy indi. am na sa ay morom yu nekk ci biti amuñu ko. bu ñuy lekkee ba suur di foyee nourriture bi. ci yooyu laay joteeg ñoom ci yooyu laay jàppanteeg ñoom parce que dama naan leen y a un enfant que j'ai bi ma romb ci mbedd mi amut lii kon yow bul taamu te boo paree li nga mën mooy defaraat ko ba mu baax boo ko mënee génne jox l'enfant qui est à côté et qui ne l'a pas nga def ko damay mais du ma dóor nag. mais je discute beaucoup avec mes enfants. je discute boo da ngay mel ni. boo ñu bettoon da nga naan mais kii il a des problèmes day moom la toog di waxaat alors que ils sont boo yaxee ñoom dañ leen di dégg et j'en sais quelque chose en tout cas ce que je conseille aux autres parents méthode bi du dóor pour éduquer son enfant fexeel mu rus la surtout ça fexeel mu am benn amour ci yow man par exemple sama doom bu ma koy chantage dama ko naan je suis plus fier de toi mu ne ma pourquoi papa ma ne ko parce que dama la wax li nga bañ parce que bi nga demee école note bii laa bëggoon nga am amuloo ko mais loolu da ngay gis mu metti ko dafay kii ma ne ko bu xëyee la lendemain ma ne ko mais toi je te sens pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a lan la mu ne ma parce que tu as dit que tu n'es pas fier de moi ma ne ko ouais mu ne ma la prochaine fois je vais avoir la meilleure note ma ne ko voilà comme ça je serai fier de toi genre quoi da nga leen di day nekk chantage affectif naxanteeg ñoom affaire yooyu quoi. exactement lan mooy sa dernier mot. mais da nga koy sama dernier mot mooy maa ngi ñaan jàmm yàgg te sax Sénégal di ñaanal suñu xalif généraux yi yàlla bàyyi leen fi guddal seen fan di ñaanal Cheikh Sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla guddal fanam di ko ñaanal sama wasila Sëñ Abdou Karim di ñaanal sama yaay ji mu yàgg fi lool te ànd ak wér di wax encore beaucoup plus de considération pour toutes les femmes ma femme et toutes les autres femmes nañ leen gën a sàmmaat te fonkaat jigéen ñi nañ leen gën a aaraat te teralaat jigéen ñi c'est mon dernier mot nañ leen gën a yërëm donc di wax paix ci ñëpp.
internet IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon nag ki nga xamante ni moo di kilifa donc tey kilifa ku ko dégg xam ne ku fonk jigéen la ku yërëm jigéen la donc ñu ñëw ñu teral ñu donc chapeau à ma femme ma copine Chacha donc kontaan nañ trop di leen jox dig daje ba beneen ci. mais moom bu ñeneen ñi buggee ñëw def si interview day bañ. lu tax yow mais ñeneen waru ñëw man maay ñëw. merci. aywa jaajëf merci Mass ndogu nga ndogu gi yëpp.